Chers internautes yu Ken Bougoul TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé ko Sud du Quotidien mi del siwaat ci xët-xët gi amoon ni ki démb ci Ndakaaru jaay gi yéenekaay bi dañoo xamal ni li ñëpp doon jot na li xewoon ci mars 2021 du xewaat ci Sénégal gi mujjee na am ni ki démb ci 10 novembre bi yéenekaay bi dañoo xamal ne gis nga affaire Ndiaga Diouf bii tuuti mi ëppi loxo ndax Barthélémy Dias mii ñu convoqué woon 10h ba 19h mënul yegg ca tribunal yéenekaay bi dañoo xamal ne procès bi dañ ko mujjee renvoyé te Barthélémy Dias sax mu ngi jotee information bi ci yoon bi ñoom leader Yewwi Askan bi Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak Malick Gakou dañ leen mujjee arrêté yóbbu leen police gannaaw gi ci guddi gi lañ leen mujjee libéré bi del soit ci manifestation yi nga xamante ni amoon na ni ki démb ci VDN bi dispositif sécuritaire bi nga xamante ni mu ngi woon ci Ndakaaru jaay gi lépp yéenekaay bi del soit na ci Le Quotidien yéenekaay ubbi xët bu yaatu ci convocation Barthélémy Dias bi yéenekaay bi di ñu xamal di bésu démb bi de dafa commencé woon tàng jëri ci suba gi waaye ci guddi gi la mujjee sedd yéenekaay bi del soit ci procès bi nga xamante ne di moo seqoon famille Ndiaga Diouf ak Barthélémy Dias mi nga xamante ne di mu ngi yëgee information bi ne renvoyé nañ procès bi ci yoon bi yéenekaay bi del soit ci trajet bi nga xamante ne di Barthélémy Dias jëloon na ko ne 10h la départ këram ànd ak waa Yewwi Askan bi waaye mu jul yegg tribunal L'Observateur ubbi ci dossier bu yaatu tey xamle de affaire Barthélémy Dias Ndiaga Diouf bii dey musiba mbaa bokku ma la naroon jur fii ci Sénégal donte procès bi teel nañ ko reporté waaye teewul Barthélémy Dias mii yéene moo nekkoon mu teg tànkam ca tribunal ngir rek bañ a may fi ñu ko tuumaalee ne Barthélémy Dias mii teewul le 10 juin ci convocation bii yéen kay bi ñu xam ne Cheikh Macky Yussi bi moom teewoon ne sa audience ba jàkkaarloog juge bii la tax ñu renvoyé jugement bii lépp gi ci biir yéen kay bi ñu xamal ne gis nga dossier bii mënuñ cee ñàkk woo njabootu Ablaye Wade ndaxte ñoom la ji tuumaal ne ñoom ñoo agressé Barthélémy Dias mii yéen kay bi del soit ci film attaque bi ci mairie bu Mermoz bésu démb bi ni mu jeexee arrestation yi ni mu baree déclaration yi waa Yewwi Askan bi mel ne ñu jaaxle lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci en tout cas Barthélémy Dias moom la mu xam ne ci biir yéenekaay bi moo di tribunal moom dootuma fa tegati sama tànk te ni may defee woon déclaration bi noonu laa koy dëggalaatee kenn dootuma gisati tribunal bee ma teg fa sama tànk Vox Populi ubbi ci xët bu yaatu ne waa opposition bi de échec lañ mujjee def ci deuxième vague bi ñu nasoon bëgg la xewoon ci mois de mars 2021 xewaat ni ki démb waaye dañ ko mujj lajj ndax askan bi wuy si wuñu leen yéenekaay bi ne gaz lacrymogène yi moo mujjee tasaare foule bi nga xamante ni moo àndoon ak cortège Barthélémy Dias arrestation yi commencé taqarnaase Khalifa Sall mel ne ku jaaxle xamul sax fi muy teg tànkam ñoom waa Yewwi Askan bi di accuser force de l'ordre yii ne catastrophe bi am ci Ndakaaru njaay niki démb yëpp ñoom ñoo ko waral ndax ay balu kaw su lañ doon tiire ci foule bii Barthélémy Dias ci biir yéenekaay bi di xamle de sabotage dëgg la force de l'ordre yi def te lii nekkul yoon en tout cas yéenekaay bi mu ngi xam ne bu fekkoon ne lii xeex bu njëkk la ñeel mairie bu Dakar bii waaye Yewwi Askan bi dañ ko mujjee raté ndax force de l'ordre yi niki démb mayul leen dara Le Témoin mooy yéenekaay ubbi ci xët bu yaatu ne démb day donte Macky Sall nekkul ci Ndakaaru njaay gii waaye bis la bu mu dul fàtte ndax manifestation yi mu ngi mel noonu tull ak man la ci dëkk bi arrestation Barthélémy Dias Ousmane Sonko ba ci Malick Gakou yéenekaay bi dellusiwaat ci tey xamle ne démb show dëgg moo am ci Ndakaaru njaay gii waaye ki ñëpp di joxoñ moo di Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante ni moom moo doon coordonné yëfi cuuni dëgg la def ci coordination bi ndaxte moom moo wóolu kàddu force de l'ordre yi ba daal di Yewwi Askan bi ñëpp delluwaat seen kër lii moo tax ñu daal di arrêté ñoom Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak Malick Gakou yéenekaay bi dellusiwaat ci seen arrestation bi naka la demee ne juróom-ñaari waxtu la ñu def ci camp Abdou Diassé xale yi commencé taal mbeddu Ndakaaru yi rawatina ci VDN bi yéenekaay bi ne gis nga démb ci ngoon foo toll ci Ndakaaru njaay xeetu gaz lacrymogène yi mu ngi lay xeeñ enquête yéenekaay di ko dëggal ne gis nga démb yàllaa ki def sutura rek waaye musiba mbaa bokkuma moo naroon am ci Ndakaaru njaay gi Barthélémy Dias ci biir yéenekaay bi di nettali naka lañ leen arrêté ne gis nga force de l'ordre yi dañoo takk woon taxaw jàkkaarloog ñun mujj gi la ñu rëcc dem ci benn kër bu nekk Médina ndaxte suñu cortège bi dañ ko tasaare dóor ñu ay gaz lacrymogène lii moo tax kenn xamatul fooy teg sa tànk ba mujj gi ñun leader yi dañoo mujj retrouvé wu ci benn kër bu nekk Médina yéenekaay bi dañu xamal ne gis nga démb waa benn bokk yaakaar def nañ point de presse yàq lu mel ne xamee waa Yewwi Askan bi ñoom leader yu benn bokk yaakaar yi di xam ne ne nitu fitna dëkk boo koy wër xool ko ci biir Yewwi Askan bi Direct News ubbi xët bu yaatu jagleel ko démb musiba mbaba kumba gi am ci Ndakaaru njaay yéenekaay bi dellusiwaat ci jeunesse bi nga xamante ne nii dañoo takku taxaw jàppale seen leader yi nekk ci Yewwi Askan bi ndaxte bu du woon ak ñoom Barthélémy Dias démb dinañ fanaan ci kaso bi waaye bi ñu yëgee ne dañ leen a arrêté ci la ñu commencé génn ci mbedd Ndakaar yi commencé taali pëna lii moo tax ñu daal di libéré ñoom Barthélémy Dias yéenekaay bi dellusiwaat ci affrontement yi militant wu Yewwi Askan bi ak force de l'ordre yi Médina Fass ba université Cheikh Anta Diop de Dakar foo ci jaar mu ngi fees dell ki takk der manifestation yi mel ne tull ak màlle Khalifa Ababacar Sall ci biir yéenekaay bi di xam ne gis nga manifestation yii day continuer ndax Macky Sall li mu bëgg ci dëkk bi duñ ko may te moo di forcer que tëj opposition bi lii dootu fi amati yéenekaay bi def taxaw seetlu ci manifestation yi nga xamante ne amoon na ni ki démb ne Yewwi Askan bi bu fekkoon ne test lañ doon def réussir nañ ko ndax Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak Malick Gakou dañ leen a tëjoon waaye manifestation yi bi ñu commencé taqarnaase ci lañ leen libéré Les Échos yéenekaay weddi li ni mel tey xam le ne lii kay bu nekkoon test dañ ko raté ñoom waa Yewwi Askan bi ndax force de l'ordre yi may ñu leen démb dara fépp fu ñu bëggoon a jaar nañ ko mujjee baare yéenekaay bi dellusiwaat ci marquage à la culotte bi force de l'ordre yi def démb cortège waa Yewwi Askan bi ne procès Barthélémy Dias bi dañ ko mujjee repoussé ba le 1er décembre waaye teewul Barthélémy Dias di forcé bëgg rek teg tànkam ca tribunal ba pare dëggal boppam ne dootu fa dellooti lii la bëggoon waaye mujjul antu waaye yéenekaay bi mu ngi xamante ne gis nga Barthélémy Dias mii booy wër
wër jàmbaar dëgg joxoñ ko ndax démb mayul dara gendarme yi nga xamante ni dañu dal seen kaw fu ñu bëgg a jaar ñu tere leen ko teg ci di leen sànni gaz lacrymogène yéenekaay bi di ñu xamal ne gis nga bu du woon nag manifestation yi ndaw ñi def ci terrain bii ñoom Barthélémy Dias danañ yàgg ci kaso bi ndaxte lii nag autorité yi moo nekkoon ñu bàyyi leen ci biir kaso bi l'exclusif yéenekaay ne lépp di Antoine Diome mii nga xamante ne nii moom moo doon joxe ordre force de l'ordre yii tey tënku ci kàddu Macky Sall yi moo xoon ca jam ñaa doone li fi amoon moom dootu fi amaat li moo tax force de l'ordre yi démb mayuñ dara waa Yewwi Askan bi ñoom waa police bëgg a dëggal kàddu Macky Sall yii ne li fi amoon du amaat yéenekaay bi dellusiwaat ci film arrestation ñoom Barthélémy Dias te waxuma la dara sax waaye dañ leen humilier ci mbedd mi jàpp leen bumax leen yëkkati leen dugal ci biir oto yi nii lañ leen yóbbee ci camp Abdou Diassé 24 yéenekaay di dëggal li ne mel na démb kay Macky Sall waa Yewwi Askan bi dañ ko bumax ba ci miir wis bi xaawi suturaam te koy xamal ni gis nga sa forcing bi ak jaay doole gi ngay def ci opposition bi duñ ko bàyyi mu jàll maître Khoureyssi Ba dellusiwaat ci lan moo tax ñu daal di repousser projet bii ba le 1er décembre 2021 Khalifa Sall ci biir yéenekaay bi di génnee naqaram tey xamle ne lii am ci Ndakaaru njaay gi mësuñ koo gis ci àdduna ay force de l'ordre topp opposition bi mel ne ku bëgg a jël seen bakkan waaye kenn du Barthélémy Dias xamal na force de l'ordre yii ne dañ maa convoqué te damay dem kenn mënuma tere yegg fa mu bëgg a dem tribunal moom dinaa fa teg sama tànk yéenekaay bi dellusiwaat ci kàddu Ousmane Sonko muy xamle ne Macky Sall la ma bëggoon mu ci koo am te dootu ko mës a amati ci réew mii ndaxte lu mu jaay rek danañ ko jënd la tribune yéenekaay ubbi xët bu yaatu ci manifestation yi nga xamante ni amoon na ni ki démb ci Dakar roog li ko wër yéenekaay bi di ñu xamal ne démb de Dakar foo taxaw mu ngi xeeñe gaz lacrymogène leader yu Yewwi Askan bi ñu jàpp leen dugal ci biir kaso bi am na sax benn garde corps Ousmane Sonko boo xamante ni dafa am blessé yu grave arrestation yu mel ne tull ak man leen ni ki démb yéenekaay bi di ñu xamal ne mbedd Ndakaaru njaay gii foo tollu yaa ngi gis manifestation yi xale yi commencé taal pneu yi bu di woon ak gendarme yi musiba baba kuba dina am ci Ndakaaru njaay source a ubbi ci xët bu yaatu tañuy xamal ne démb day waa Dakar yi dañoo mujjee boycotté woote gi nga xamante ni waa Yewwi Askan bi woote woon nañ ko ci manifestation yéenekaay bi di ñu xamal ne gis nga convoi bii dem na lu yàgg te waa Dakar yi génn ñu xale yi toog seeni kër mbedd mi wéet lool force de l'ordre yi di xañ convoi Yewwi Askan bi ñu yegg ca tribunal yéenekaay bi desuwaat ci arrestation Malick Gakou Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ne xoolal rek jëf ju ñàkk teggi lañ leen def Malick Gakou moom dafa gëlëm ba mujjee daanañu jël ko dugal ci biir oto police yi Ousmane Sonko moom mbaxanamaa réer Barthélémy Dias mujjee di jooy ñu jël lañ taxañ leen dugal ci biir oto bi nii la ñu jaaree yóbbu leen ci camp Abdou Diassé li leen fa yéenekaay ne leader Yewwi Askan bi kay dañ leen mujjee humilier ni ki démb bésu 10 novembre bii ñoom waa Yewwi Askan bi dootuñ ko fàtte yéenekaay bi desuwaat ci kaddu Barthélémy Dias mi xamle ne sama tànk moom dootuma ko tege ci tribunal en tout cas démb moom li xajamal journée bi du lenn du négociation yi nga xamante ne ni Khalifa Ababacar Sall doon na ko def yéenekaay bi dañoo xamante ne gis nga bu ñu téye ñoom Sonko lépp Khalifa Sall moo ko waral ndax moom moo doon négocier bu ñu bàyyi woon lépp ak Déthié Fall ñoom Barthélémy Dias mii duñ leen téye ci biir kaso bi lu tolloog juróom-ñaari waxtu Barthélémy Dias ci biir yéenekaay bi ne gis nga lii weesuwul scandale humiliation boo xamante ne ni def nañ ko réew Sénégal gii waaye nag ñoom nguur gi jël nañ ci leçon lii dootu fi amati ndax dootuñu leen maye ci dara critique yéenekaay ne policiers ak gendarme yi de dañoo mujjee lëkkaloo ni ki démb ngir jàkkaarloog waa Yewwi Askan bi ak manifestant yi yéenekaay bi desuwaat ci arrestation ñoom Barthélémy Dias ak seen appel à la résistance bi nga xamante ni dañ ko mujjee échoué yéenekaay bi desuwaat ci lan moo tax ñu mujjee leen a bàyyi ñoom waa Yewwi Askan bi gannaaw bañ leen jàppee ne bu du woon a xale yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci terrain bi di taal ay pneu ci mbedd mi ñoom Ousmane Sonko ni ki démb ci kaso bi la ñuy fanaan dégg naa Macky Sall di démb nekku fii buy musiba mbaba kumba di amaat ci réew mi itam du ko fekkee de waa baax na ba suba ak jàmm incha allah yéen ñi bëggoon a xam ana fan la ñuy jaayee produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bu bees bi nekk ci poste Thiaroye ci arrêt table Tivaouane suñu ay numéro 77 502 15 63 76 378 17 ñi nga xamante ni dañoo am cas yu urgent ba mënuñoo xaar mën nañoo woote ci numéro bi di 77 030 48 40 ñu bamtuwaat ko 77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yile numéro di ngeen jot ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy wan leen ana nan ngeen di def ba mën a agsi ci bile bërëb bés yi nga xamante ni moom la kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di consulter talaata àllarba alxames gaawu dibéer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy daal dina leen di sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi